asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku àdduna niñ ko saxee di def rek ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen émission Teewlu Ramadan ci ITV la télévision ici ailleurs ñu amati mbégte dalal fi suñuy invité yu am solo yoo xamante ne balaa ma leen ni dugal damay leen di bàyyi ñu ànd benn élément seetaan ko mu nekk jigéen ju jàmbaar ju am jom ñu seetaan ko dellu si waat ci plateau bi. Bissap buy jinjeer ak mix melon ananas ay jus de fruits naturel yu Fatou Kiné di defar di ko jaay bés bu nekk rawatina ci weeru koor bi ñu nekk. tey ñi ngi defar jus jinjeer bissap ak benn mix fruit jinjeer bi ñu ngi koy boole ak ananas moom lañ koy mixé waaleel muscade ak citron moom lañ koy booleel. bisaab bi bisaab naana lay àndal bisaab naana sucre vanille fleur d'orange du am dara mix fruit bi dafay nekk ananas ak melon deux yooyu rek la tous les jours yëpp la ñuy defar chaque jour dañuy am bisaab ginger mix fruit ak ditax bi ak corossol bi su amee la période am ci lañ koy def sinon yeneen day am tous les jours. ci novembre 2020 la ndaw si démarré activité bile juróom-ñetti weer ginnaaw bi mu ñàkkee liggéeyam ci hôtel bi mu nekkoon ndax mbas mi ay plat yu ndaw sucré ak salé la tàmbalee. dama doon liggéey ci benn hôtel de la place donc j'ai été licenciée comme maa ngi toog depuis mars passé defuma dara un jour nii rek laa commencé def ay salé publier commencé jaay wut livreur. Après aussitôt ma commencé ci boole jus de fruits yi jus locaux comme jus yi rek naturel ça m'est venu comme ça. ay jus de fruits locaux yu Fatou Kiné di livrer client am ay client yoo xam ni daanaka jus yu muy defar rek la ñuy naan. En général depuis tout le début dama koy def statut publier am naa livreur aussi la livraison est payante par les clients su ma ko dugalee statut selon ñu mu intéressé rek ñu commandé dem naa ba am ñoo xam ne chaque fois su jeexee dañuy woote waat jëlaat su jeexee ñu woote jëlaat. tey liggéey bi muy liggéeyal boppam moo ko ëppal solo te li mu ciy am daanu ko woon am ci liggéey bu mu nekkoon ci hôtel bi. mun naa ne moom moo ëpp njëriñ parce que déjà sama liggéey bopp la duma awma benn pression. donc mun naa ne moo ma gënal daal waaw. mu nekk yoon bu bees ci ndaw si am lijaasa ci hôtellerie ak restauration Faki traiteur nekk marque boo xam ni bëgg na ko yóbbu fu kawe. macha allah ñàkk jëriñu jom rek a am solo te mooy gindi jaam yi ma am mbégte nag alhamdulilah tey àndaat ak ki nga xamante ne ànd sax laay wax ak ki nga xamante ne waaw àndoon nañu yàgg nañu ànd nañu ci beneen bërëb muy Fatou Kiné Diop di PDG wu i-Tontine nekk jigéen bu am jom bu am pas-pas am yéene tamit ci askan gi Fatou Kiné ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay maa ngi lay nuyu Aïcha ci invitation bi di kontaan ci li ma bokk ak oustaz émission bi. jërëjëf Fatou Kiné bu si kanamee dinañ waxtaan ak yow ci li nga xamante ne mooy business entrepreneuriat parce que yow ci loolu nga yëngu nga xarañ ci loolu macha allah ak opportunité yi nga xamante ne ci Ramadan bi mën na cee feeñ. ma ànd ak sama xarit sama mbayeen bi oustaz Daouda ma lay nuyu di la ziar noo def tey. maa ngi sant bu baax man mii di buuru Dramé Sambeen yi Siiseen yi Ñaseen yi ak jaxate yeeg ñëpp maa seen buur. waaye buur boo gis sëriñ bu dëgër a taxaw ci ginnaawam te ñun Dramé yi la. waaw buur moom buur la rek bàyyi naa la nguur gi ñun ñu téye xalima gi rek. maa ngi lay fay soxna Aïcha di nuyu téléspectateur u ITV yëpp E-Média moo xam fii ci Sénégal la wala ci bitim réew fépp ci àdduna bi rek ñu ngi leen nuyu di leen ziar di amaat mbégte ak contentement aussi ànd ak yéen ci émission teewlu ak soxna si ma fekk soxna Fatou Kiné Diop macha allah ci li ma dégg sànq sax am na baat bu ma ci for muy baatu tontine xam naa bu paree rek mu boole ma ci xam naa ñàkkul am na bu mu yor bu am doole.
incha allahu rabbi tontine moom xam naa ne bu ñu duggee ci émission bi nii waa kër gi yëpp daanañ ci dugg waaye téléspectateurs yeeg suñu internautes yi ñuy seetaan tamit ci live Facebook bi danañu gëstu tontine bi balaa ñoo tàmbali laaj gi Fatou Kiné dama lay bëgg a laaj élément bi ñu seetaan léegi yàq oustaz yëpp xale bu jigéen yi nga xamante ne ko am jom am pas-pas yàlla daf Covid bi lëmbe na àdduna bi ñi mu laal bëri na lool ñi ci ñàkk seen liggéey tamit bëri na mais moom mu am dëgër laay bàyyiwul benn yoon am initiative créer boppam mënoon na ne jus ñëpp a ngi koy def mais dafa jug daf ko am ci lu mu jàpp ban xalaat nga ci am. waaw xalaat bi ma am ci ku jigéen kii mooy moom dafa doon liggéeyal keneen mais boo xoolee ba ci biir dafa nekk entrepreneur ba pare. waaw parce que li tax mu nekk entrepreneur peut-être que dafa xamul woon ne entrepreneur la moo tax waaye li koy firndeel mooy li mu ñàkk liggéeyam fexe ba adapté wu. waaw ci beneen liggéey. parce que booy xool ci Covid bi ñëpp la laal. benn ci man mii sax daf ma laal. waaye koo gis rek da ngay fexe ba da ngay adapté wu ci beneen façon. soit da ngay pivoter wala nga xool beneen façon booy def pour mën ci génn. donc moom loolu mu def nag mooy wane ne moom entrepreneur la te foofu daf ca war a continuer bu baax a baax. kon mu ngi nelaw ci moom te yëgu ko. waaw. loolu mooy li nga xamante ne rek bu yoon jeexul waaxu si du des. parce que am na ñoo xamante ne dañuy bàyyeeku. nekk di jooytu di ko naqarlu mais yàlla lu mu def rek boo seetee ba ci biir. ngëneel la mënoon nga yaakaar ne xolal loolu dinaa la bàyyi nga ñëw si di nga gis loo xamante ne nga foog ne safaan la ci yow fekk yokkute la boo xamante ne yëgoo ko woon waaye kuy tabax foog nga toj kii tey jii nii li mu taxawal nii bu ko bëggee gën a jëmale kanam gën ko yaatal ban orientation ban conseil nga ko ciy mën a jox. waaw conseil bi ma koy jox mooy mu formaliser wu ba pare. waaw dem uti ji Fra benn autorisation la boo xam ne ci produit yëpp booy xool comme ci ay kiré nag yëpp dañ koy am. waaw léegi loolu moo koy permettre pour mu mën a dem di jaay ci grande surface yi ñu mën a nangu jël yoom bi muy jaay. mooy Fra. waaw Fra boobu fu ñu koy ute. moom bu defee Google Fra rek dina xam nan lay def. pour dina suivre yëpp waaw maanaam képp nga xamante ne yaa ngi bëgg a créer sa entreprise nekk ci alimentaire bi nii. nga bëgg a mën a dem ci grande surface yi Fatou Kiné nee na bul jàll laajteel demal formaliser wu ba pare nga dugg ci Google bi. bindal Fra danañ la wax nooy def oustaz. waaw macha allah Fatou Kiné ci li nga xam ni loolu la joxe léegi parce que waxtaan wala nit ki boo koy wax ak moom li ci ëpp solo mooy. nga jox ko information. information utile. information utile mooy loo xam ni dimbalee nga ko muy lu ndaw loo xam ni amaana xëy na. am na fu mu doon dem dafay yëkkati xaalis sax. parce que business lañu wax. peut-être nit mënoon na ko jël ci beneen angle boo xam ne dina ko fayloo xaalis yóbbu ko ci beneen kii mais comme tey à travers cette émission. Fatou Kiné Diop tey orienté ko ci benn foo xam ne mën na fa am autorisation. gën a booster li nga xam ne moom mooy business am dafa am solo. te jigéen aussi dafa yàgg di participer ci wàllu économie. mais du tey depuis du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que kër yonent bi sax dafa amoon. femme leadership boo xam ni moo fa nekkoon di yëngu ci wàllu entrepreneuriat di Sayyidatuna Khadija. parce que Khadija yamul woon rek ci dox ci petit business. mais dafa demoon sax ba di financer ay góor di leen jox ñoom ñu dem di jënd di jaayaat di indi. kon jigéen yàgg na ci di taxawee ci li nga xam ne moom mooy ci jom ci fulla ak ci liggéey mais li mu wax ne na ko formaliser loolu tamit dina gën a yaatal li nga xam ni mooy li muy def ci wàllu liggéey bi ñu ko ci encourager aussi. parce que Covid bi dafa laal pratiquement entreprise yi ci àdduna bi ñëpp dafa leen laal moo tax nag instant bi kenn ku ci nekk yaa ngi xool nooy jugaatee mais wolof dafa wax ni wërsëg dina jóge ba ci ngooñ wërsëg waaw dina jóge ba ci ngooñ xam nga tey kii ci li mu nekk nii tey mën na demaat sax ba hôtel boobu nga xam ne tey ñoom ñoo ko dàq di ko woowaat mu leen di ravita gis nga de maanaam xam nga yàlla dafay wax ci alxuraan ni léegi-léegi ngeen bëgg dara asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum mu ne des fois ngeen bëgg benn affaire te li ngeen bëgg baaxul ci yéen waaw mais yàlla mooy xam ne baaxul ci yéen mën na la bàyyi nag nga dem def ci sa énergie yëpp mais lépp dafay mujjee échec mu ne léegi-léegi asa an takrahu shay'an fa huwa khayrun lakum mu ne beneen côté aussi nga am benn mbir moo xam ne da nga koo bañ te loolu li nga bañ moo gën ci yow waaw amaana loolu nga bañ ak la nga bëggoon fële li nga bañ fii nii la nga doon uti fële ca la nga bëgg ci li nga bañ fii nii foofu nga koy amee dëgg la
c'est important que nit ñi ñu xam loolu amaana peut-être que ses ambitions mooy lan moo nekkoon lan mooy ci wàllu hôtellerie parce que passion am ci loolu la nekk mais tey jii nii gis nga fi nga xam ne fa la orienté wu bu mu ko xeeb bu mu ko tuutal na ko gën a valoriser xam ni tey loolu mu nekk mën na ci am dara mën na ci am dara parce que gis nañ ñoo xamante ne tey jii am na marque boo xamante ne du ma leen publicité mais ci lu ndaw la ñu tàmbalee tey jii foo dem da nga leen fay gis xew bu am ak yooyu dañ leen fay gis te li ñuy def mu am solo loolu mooy damay ñëw rek ci loolu mooy li ñuy naan ne yenn saa yi même ci nit ak nit dina foog ne mu ngi lay tooñ fekk boobu mu ngi lay tooñ bien sûr loolu day am xam nga ni léegi-léegi nit mën na foog ne mi ngi lay wàcce fekk mi ngi lay yëkkati ba déggee yàlla di wax sax souvent di wax ni képp koo xam ni yonent bi dafa ne sallallahu alayhi wasallam ku wàccee boppam yàlla yëkkati la waaw xam nga dafa ne en personne ki nga xamante ni moom moo wàccee boppam yàlla yëkkati ko kooku noonu tey bu fekkee ni yow da nga koo bëgg a jéem a wàccee te fekk yàlla yëkkati na ko ba noppi donc da ngay sonn donc li am solo rek moom mooy ni nit ki li yàlla def ci moom ci ay compétences li yàlla def ci moom ci ay don ci may yàlla mën na dafay wax ak les hommes doués d'intelligence te am na ñoo xam ne y a des gens qui sont doués d'intelligence dañu am xel yàlla da leen may loolu donc kenn ku ci nekk cëram da nga koy xam parce que tey jii nii yow fi nga toog di présenter nii xam nga ni sama mbokkum alpulaar ma ne ca caméra ba boo ko tegoon fii ñu ne ko acca plateau bu boobaa boo maytul dina wax ni non caméra bi def na nii wala fi ma ko orienté baaxul donc kenn ku ci nekk na nga xam li nga xam ne mooy sa compétence nga nangul tamit keneen li nga xam ne moom mooy compétence am waaye nag toujours rek il faut toujours nga amaat force fi mu gën a méttee parce que nag xoolal tey sa takkaay yu rafet yi macha allah ak Fatou Kiné oram bi nga xam ne moom la takk macha allah catuma la nag amiin tey or xoolal fi mu jugee waaw dañ ko dugal fa mu jugee ci biir suuf fa mu soree ñu génnee ko mais bañ ko génnee dañ ko dugal ci safara di ko lu ne la fa daj ndeysaan donc nag ba ci àdduna nit ki mënul xëy bul xëy tey gis koo xam ne mu ngi ci benn situation aisée yore alal yore nangam yore oto nga naan diw nangam mais est-ce que xam nga moom lan la enduré ak fan la jaar tey ba yegg si fii xam nga kii tey jii fi ñu ko dàqee noonu ci oto bi loolu dafay nekk loo xam ni du génn ci boppam bu mukk loolu dafay nekkaat beneen source de motivation de retentissement ci moom mu gën a takkuwaat gën a liggéeyaat mooy li ma wax léegi ci or bi gis nga fa mu jógee yëpp mais lan moo tax tey bu mu génnee mu am brillance bi mu am li gën a cher lii di or lii di diamant lii di pétrole xolal la balaa ñu cee jot moom xolal éclat boobu noonu li ko may lan la moom mooy nii dafa am fu ñu ko dugal mu daj fa coono mu metti lool moo tax tey mu mën a doon li mu doon waaye nag bu ñu fàtte ni bu fekkee da nga ko def ci design mooy li nga wax léegi formalisé bi boo amee or te defaloo ko design or bi dafay am valeur ba tey maanaam mooy li muy def moom ci jaay am na valeur mais tey bu ko formalisé da koy gën a yokku taar xam nga yamul ci benn cadre bu restreint mais dafay nekk cadre plus étendu boo xam ne moom moo gën a yaatu léegi tey caq bi nga def caq or wala bracelet bu mu mën a doon tey taar bi li ko may mooy li gën a yokku taaram mooy design bi ñu ko defal léegi bu fekkoon ne dañ ko bàyyi ci jëmm ji kese du tax mu ñàkk valeur ba tey day des or rek day des or waaw or moom or la rek or la waaw mais nag bu ñu ko defalee caq dafay gën a rafet kon caq bi mooy li Fatou Kiné wax macha allah nekkoon na ko formaliser non li nga wax dëgg la fi mu ne nii ne xam naa ne loo yéeneeg siiseereeg mbayeen yi moom boo leen ko expliquer da nga leen koy expliquer ci lekk gi boo jëlee sa xar fi mu ne nii xam nga xar gi di nga ko jël di nga ko yar drame bi feeñ na nag xar bi di nga ko jël di nga ko xont en tout cas kii si pot si pic boo ko xontee yóbbu ko boucherie ba xoolal danañ rendi danañu fees danañ raxas danañ defar yóbbu ca marché ba jaay ko bu ñu yóbbee ci marché ba jaay ko nga jënd ñëw raxas di nga taal cin bi da nga ko saaf di nga ko def ni di nga ko def naa togg ba pare nag balaa kaa mën a lekk xam nga xar bi doo ko jël rek noonu lekk ko gis nga fi muy jaar yëpp xam nga li may lan pédagogie par l'exemple waaye déedéet xam nga dafa am ñoo xamante ne booy wax ak ñoom boo leen waxee business foofu la ñuy déggee waaye dafa am ñoo xamante ne da nga leen ku nekk da ngay wax fi ko intéressé n'est-ce pas loolu mooy am dañuy nuyu suñu mbokk yi nekk ci di ñu seetaan ci direct bi kii di Abdoulaye Ndiaye mu ngi ñuy nuyu fële ci Birmingham Angleterre la loolu su ma juumul Mbaye Wade nee na depuis Mbour il est fier de ITV Cheikh Dia moom tamit nee na fi mu ne nii
moom yaakaar yàlla la tuddee boppam ak am fulla Mouhamed Bari moom nee ne on jaaraama ak ITV xam naa kooku mbokk Moussa Diallo dañuy continuer toujours ci seen émission teewlu Ramadan ci ITV la télévision ici et ailleurs ñi ko bëgg a seetaan ci canal Horizon canal bi 398 la 217 bi dafa am problème technique mais laata ñu koy defar mun ngeen ko am ci canal 398 du loolu laa wax de Fatou Kiné yow yaay PDG e-tontine balaa ñëw sori man nag may déjà expliquer lan mooy e-tontine parce que dinañ dégg tontine mais sànq ba léegi gars yaa ngi may naan lan mooy e-tontine lan mooy e-tontine ak nu muy demee. waaw tontine ci tontine laay ñëw ba pare tontine mooy comme niñ koy defee Sénégal niñ ko baaxoo di defee. mooy ñuy natt xaalis après ñu joxaat la ñu delloo la xaalis. waaye bii nag dafa xaw a wute parce que booy xool tontine ci li ñu yaakaar dañuy jàpp ne si Sénégal la jóge wala Afrique waaye tontine mu ngi jóge ci benn banquier italien bu tudd Lorenzo Tonti moo ko créé concept de base bi nekkoon ay mobilier donc e-tontine nag foofu la delluwaat ci concept de base boobu waaye daf ci dolli daf ko digitaliser moo waral e-tontine bi la tontine en ligne man nag dama dëkk Guédiawaye ci banlieue bi te booy xool ci lépp lu may yëngatu dafay am rapport ak loolu te booy xool ñi nekk ci banlieue bi du ñu demee noonu ci am tontine yi nag loolu moo ko gën a waral parce que booy xool ñun ñi nekk ci matériel yi nga xamante ne nit ñi moom la ñuy gën a utiliser ci banlieue bi mooy deuxième main yi nga xam ne day jóge extérieur. waaw venant yi te boo fekk na ñooñu utiliser nañ ko ba pare wala muy nekk luy gën a utiliser courant. léegi nag e-tontine dafa ñëw pour yombalal nit ñi pour ñu mën a am bien matériel mu nekk matériel électroménager wala bureautique wala matériel informatique wala tissu wala. lu mu mënti doon daal mais bien matériel lay nekk tontine bi daal du doon xaalis. nekkul xaalis waaw bien matériel lay nekk. ba pare ñu dolli si ñu gën ci def cible ñi nga xam ne ñooy population non bancarisée parce que ñi nga xamante ne dañuy fayeeku seen salaire booy xool. bu ñu demee ci banque léegi teg seen bulletin de solde dinañ am garantie ñu jox leen matériel mais ñi nga xamante ne population non bancarisée ñooñu mënuñu loolu te booy xool ñoom ñoo ëpp ci population bi donc loolu moo tax e-tontine looloo ko tax a jóg su fekkee ne da nga soxla benn matériel dañ koy def ci ay weer wala ci ay par 10 jours léegi chaque 10 jours dañuy dugal ci sunu page Facebook e-tontine lu mat ay 10 tontines matériel bu la arrangé boo xamante ne moom moo la intéressé dinañ ci def somme bi wax ñaata temps lay def benn lien boo xam ne bu matériel bi la intéressé ñooñ rek ñooy nekk ci groupe boobu léegi chaque 10 jours wala chaque mois day am kenn ku teggi mais cotisation yi par mobile money lay nekk yow yaay xool ban moo gën a accessible ci yow rek léegi suñu paree nag am na benn société de e-logistique boo xam ne moom mooy ñëw récupérer bagage yi dem livrer ko borom maanaam di nga toog doo ci sonn dugg ci loo xamante ne wóor na nga am sa matériel nànk-nànk te doo ci sonn mais lan moo ko utal parce que man dama daan gis tontine souvent day am souvent problème di nga dégg ne diw natt na dale nattul lekk nañ xaalis bi jaar na fii dugg na fii surtout la nag waaw surtout en fait tontinu xam nga réseaux sociaux dafa doy waar dox daja la da ngeen di xamante ni alors que tontine originellement ay nit ñu xamante lañu dañuy bokk tour bu ñu defee loolu yan difficulté moo am aujourd'hui ci tontine en général mais particulièrement yow e-tontine naka nga def ba mën a contourner yooyu waaw man damay wax chaque jour ne lu banque yi réussirul moom la e-tontine réussir mooy teg ko ci confiance la lalu chaque jour loo xamante ne saa yu ma demee comme si investisseur wala dara dañ may laaj nan ngay def maanaam ndax bu kenn dawee nag mais man question réponse bi may joxe chaque jour mooy boo xoolee bawol yi wala Pël Fuuta yi nekk ci marché poisson dafay am ñoo xamante ne dañuy ñëw di leen dañuy jox ay jigéen yu bari chaque jour ay 50 000 100 000. waaw la journée. ci journée bi pour ñu dem jëndi jën suñ jaayee ba pare. delloo yaay jël doom. ah ok.
loolu la ñuy def. si si. donc ñoom loolu mooy seen liggéey dañuy toog marché yi. femme yor bu xaalis ñëwee bu bari. waaw ñu jox leen. waaw. comme 50 000 nga soxla ñu jox la 50 000 nga dem jëndi jaay journée bi su jeexee nga ñëw delloo yaay bi ñu la joxoon jël sa doom sa bénéfice. macha allah. kon dafay am yoo xam ne natt dafa bokk ci sunu culture. buñ ñu ko bëggee tënkal ci côté affaire tubaab di ñu bëggal tegal ñu logique ne nan ngay def rek bu kii dawee wala dara. confiance lañ ko tënk. bañ juddoo ba tey. te booy xool natt yi am ci koñ yi li tax muy gën a am problème mooy xamante boobu ñu xamante. toujours bu kooku natul xam na ne yow doo ko da nga koy jomba def yenn yi. waaye bu dee si tontin la kooku xamu la. donc toujours day am réserve que ne yow di nga bàyyi xel ne toujours kii dina la boo fayul mën nga ci dem police wala affaire yooyu. ba pare sénégalais tamit si li ma def constat mooy kenn bëggul ku la weer. te ñëpp dañu bëgg a wane ne milliardaire lañ. te xalaat nañ ne boo natul tem ñu jël sa photo def ko ci Facebook yooyu du la ko jaral ay 5000 wala 10 000 affaire la. man daal loolu laay am ci. mais pour kii cotisation yi du am ñu yéex a teg par exemple date bi ñu ko waroon jot nan nga koy gérer loolu. waaw yéex bi moom day am. comme par exemple ba ay 3e jour. ba ay 3e jour dañuy def rappel. mais teewul après dañuy cotiser. yaa ngi ma doon wax sànq noonu ni rappel googu sax am na ñoo xamante ne jomm nañu. ñu gis seen tur ci rappel ñu naan ne. waaw parce que booy def xam nga da ngay def rappel après bu amee ñu cotiser nga defar rappel turu ñooñu. parce que man rappel bi nekkul sax pour tiiñal la wala dara parce que dama koy xool sama bopp rek man su ma waxee dara léegi bu ma tourné fàtte naa ko donc rappel bi da leen di permettre pour ñuy bàyyi xel ne war nañ cotiser léegi. macha allah oustaz. waaw man dafa am balaa may ñëw ci kii bi dafa am parce que comme expert moom bu toogee dañ koy déglu rek. est-ce que da nga am fonds compensatoire boo xam ni par exemple tey bu amee koo xam ni xëy na daw na wala soit mën na feebar ba mënatul joxe. wala leneen ak leneen peut-être mën na nekk ci situation mélancolique sociale. léegi yow bu boobaa ndax da nga am benn fonds de réserve boo teg. pour que bu loolu amee nga mën koo compenser. waaw dañuy am fonds boobu wante am na moom laa doon wax sànq Aïcha dafa am beneen innovation bu ñuy waaj a def ci e-tontine waaye boobu noonu dafay ànd ak comme assurance comme ni ñuy assurer auto assurance yi affaire yooyu. parce que booy xool man dama gagné benn prix de l'entrepreneuriat numérique féminin. Félicitations. Merci beaucoup. te booy xool ci diggante dafa am dama gagné 5 millions ak accompagnement 6 mois. parce que Sénégal booy entreprendre doo am ay information yu bari donc comme man prix bi ma gagné ak Orange la ñoom comme dañu am doole te accompagnement bi bu am solo la ci ngay gën a xamee yow ci ngay commencer di am information commencer di am yeneen ambition parce que tant que yaa ngi toog rek yow doo xam lu xew ci dëkk bi mais su fekkee da nga am yenn genre accompagnement yooyu noonu yu am solo te jeunes yëpp loolu dañ ko soxla. bor nañ ci bàyyi xel pour di jàppale jeunes yi ñuy am accompagnement yu mel noonu loolu moo ma permettre mu war a xam fan laa jëm ak lan laa bëgg ci e-tontine. yow e-tontine bi ci par exemple ci ñaata produit wala ñaata tontine nga ko commencé we parce que nee nga dafay am plusieurs. ci ñaata tontine nga ko commencé we. waaw ci benn tontine laa commencé we. tey jii yaa ngi ci ñaata. mën na xanaa ay 100 tontine. macha allah. 100 tontine bu ci nekk ay kii la ay produit am la. waaw tontine bu nekk dafa am produit. waaw parfois mu am lu mat 4 tontines yoo xam ne benn produit lay nekk. d'accord benn lay nekk man bi may commencé ay 50 000 laa doon am par 10 jours 100 000 ñu dem bay def 3 millions par 10 jours ñuy def 9 millions par mois. macha allah lii am na solo loolu am na solo de. lii am na solo xale yu góor yi nañu gaaw. dem dugg ci xool sama ñaareel bi may waajal moom xam naa ni kon. ñaareel loolu. e-tontine bokk amu fi affaire ñaareel yooyu. mais e-tontine la ñu wax nag. waaw pour aaw bi la. oustaz fii kenn waxul tontine ñaareel. tontine ñaareel boo ko dégg tamit. natt ñaareel gi da xam naa ni moom caméraman yi kenn du leen jiitu. macha allah am na solo loolu. yow tey jii nii. yaa ngi ci e-tontine bi yan buntu bi nga ko tàmbalee ba léegi am nga prix boo ci gagné mais yeneen buntu la ubbil tey jii nii ak fan nga koy séntu. e-tontine bi nag gagné naa ci prix mu nekk lu am solo torop ci man parce que daf ma ubbil ay buntu yoo xam ne yematul ci man kese
parce que man ay rappeurs yi ñoo ma yar muy Malal ma koy nuyu bu baax a baax parce que su ma yegsee fii moom. Malal Talla Fu Malaat waaw koy ziar. waaw su ma yegsee fii moom ci la bokk bu baax a baax te ku xam rappeur xam ne représente li ñu naan représente fi teewal fi nga dëkk daf ci am solo léegi man daf ma prix bi ma gagné ci i-tontine daf ma permettre que su ma bëggee su ma xoolee problème yi jigéen ñi di am wala ay yenn affaire bu may def ay initiative daf ma ubbil ay bunt yoo xam ne am naa ñenn ñu ma ciy dimbali donc nekkatul man kese i-tontine kese waaw non même bu dul équipe bu i-tontine mais maanaam su ma ñëwee gis géejawaay bi ma dëkk mu am problème benn affaire comme ci affaire entrepreneuriat pour jigéen ñi su ma tegee benn projet damay gis ñu ñëw jàppale ma ci te i-tontine moo tax ma am opportunité yooyu. parce que su ma juumul Planf ñoom joxoon nañ la prix de l'entrepreneuriat féminin de prix de la femme citoyenne. femme citoyenne. femme citoyenne bu ñu la ko joxee loolu mooy yaa ngi teewal sa gox yaa ngi teewal sa dëkk. mu nekk lu am solo. man de xaalis bi bëggoon naa ko cee laaj xam nga man dama bëgg. acca laajal. xaalis bi xam nga ñun Sénégal tey buñ nee diw gagné na 1 million. léegi bàjjen ñëw tante ñëw. maam ñëw njëkk yi ñëw kenn ku nekk di xaar benn 10 000 francs yow bi nga jotee maanaam xaalis boobu noonu est-ce que yow dundoo situation bu mel noonu man mën na am dund naa ko mais dunduma lu mel noonu parce que si famille bu doylu laa bokk pas famille bi kese parce que dëkkandoo yi parce que waaw aussi peut-être dañ may gis ci zone bi nga nekk waaw parce que déjà man booy xool damay nekk ci télé yi lu bari ak ci ay même ci ay kii international ci ay Le Monde RFI yëpp maa ngi ci loolu day tax ba nit ñi di ñëw ci man bien que avant sax dañ daan ñëw ci man parce que man moom dama ubbeeku c'est bien mais xaalis boobu noonu li nga wax nii am na solo parce que nit ñi bu ñu gañee prix en général wala sax ñu lebal la xaalis banque sa yaayee njëkk a taxaw wala ñeneen ñi taxaw laajte mais te xaalis boobu noonu nga gañe bi ngay dem pour xam nga prix dafa am ay questions yu ñu lay laaj ci ginnaaw pour balaa nga koy gagné. bii defe naa prix bi moo nekkoon bi nga jotee fan la woon ci bi prix de l'entrepreneuriat numérique moom la Orange joxoon waaw macha allah après ñu jógee loolu waa Planf tamit ne la ne citoyenne entreprise citoyenne macha allah xam nga lii nekk xale nekk jigéen am jom mais yemale woo ko sa bopp yaa ngi koy yaatal ci ñi nga bokkal déjà mais ak sa milieu déjà parce que li nga wax la xam moom kii la quoi man la quoi nee na ko représente li ñu naan doomu hip hop bi la waaw xam nga hip hop moom déjà c'est l'engagement engagement moo jiitu ci hip hop dëgg la parce que la plupart ñiy dugg ci monde rap yëpp engagement lañ ciy duggee beneen bi aussi après engagement mais citoyenneté aussi parce que li mu wax noonu ci Malal Talla tey ñi koy nuyu passage parce que mi ngi encourager ay jeunes yu bari au niveau de Guédiawaye surtout ci comme li mu wax mi ngi jàppale ay jeunes ñu xool naka la ñuy defee étude de projet naka la ñuy bindee ay projet naka la ñuy initier dara pour seen gox donc comme son exemple loolu nekk na ci lu am solo ñu bàyyi ci xel parce que aux Zambiens la valeur n'attend point le nombre d'années loolu la ñu wax macha allah waaw nekk xale moom teewul nga am ñam comme ni ñu koy waxee xam nga mag ñi ñooñu doon naan xale bu am ñam xale bu am ñoom nag foo ko gis fi mu toll nii foo gis Fatou Kiné dañ naan Fatou Kiné aka sob aka dooj ba ci ñun ñii dañu naan oustaz bi aka dooj aka sob waaye nag foo dégg aka dooj aka waane xamal ne kooku ma nga jëm ci kaw waaw c'est la perfection c'est vrai parce que yenn saa salaam moo ni dafa bëgg nit kuy jëf benn jëf mu koy def avec la perfection xam nga bu ne moom dafa bëgg yàlla sax la wax ne yàlla dafa bëgg kenn ci yéen buy jëf benn jëf mooy an yutqinahu mooy mu perfectionner la mu yor te toujours ñun perfection ñun dañ koy xaw a jaxase ak la vanité parce que benn Aïcha bi toog di présenter une émission avec la manière ci punch bi ak ci ni muy fexee toujours di parfaire am na koo xam ne bu taxawee danaan aka waane ça je cite un exemple de Boubacar Diallo xam nga tey boo xoolee sa façon de faire la publicité tellement que bon c'est attractif c'est que grand bi waaw non c'est que sama grand dafa xaw a bëri dosé non mais affaire bi feeling bi foofu la non c'est la perfection waaw xam nga tey loolu bu amul woon ci kii du am benn ligne de démarcation par rapport ak ñeneen ñi nga xam te ne ils font le même job que lui
donc boo gisee li nu mel liggéey bu mu mën a doon rek parce que fonk bi nga koy fonk moo tax toujours ngay fexe di persévérer ci yow li nga nekk ngay fexe di revoir la façon de nga mën a jaay si li nga xam ne moom mooy sa produit. ndeysaan Adja Degen Chimère Babou yàlla na ko yàlla yërëm te xaale ko àjjana da daan wax tout le temps ne mu ne booy dawal mbege sax fexe ba na nga ci jël pee mu nekk loo xamante ne dama ko daan bàyyi xel ci moom dama ko doon bàyyi xel ci moom Fatou Kiné bu ñu jugee ci prix yi am na beneen initiative boo xamante ne tamit dugg na ci pour jàppale jigéen yi ba léegi ak en général entrepreneur yi muy Women Incube loolu nu mu demee. waaw Women Incube nag maa ngi ko créé en 2019 parce que dama ci sama histoire laa koy xool man ak keneen ku tudd Lambaka mu ñoo nekk cofondatrice moom mu ngi dëkk Fatick man maa ngi dëkk ci banlieue bi mais man ci prix bi ma gagné man maay première personne boo xamante ne dafa ñëw wax olof ci projet am ñeneen dañ ñëw làkk tubaab yow nga ñëw làkk waaw amul musul am koo xamante ne dafa ñëw wax foofu wolof parce que man bi ma ñëwee ne salaamaaleykum ñi nekk ci jury bi yëpp dañu tiit ba di ma xool parce que musuñu gis ku ñëw foofu di fa wax olof da nga gëm sa bopp amoo complexe nga ñëw taxaw làkk awma complexe non seulement awma complexe bi mais français bu ma koy wax damay def ay faute balaa caag ma wax man li ma xam dëgg la de olof bi ma dégg nga xamante ne du ma ci def faute moom laay wax nga xam ne dinaa ci mën a expliquer sama projet bu leer nañ donc pour wane ne rek innovation ak business c'est dans toutes les langues xam nga am na ñuy innover Allemagne waaw am ñuy innover États-Unis mais gënuñu ñun ñi nekk Sénégal di innover am na ay entrepreneurs yoo xam ne joolaa lañ wala séeréer lañ ñooñu waruñu leen di exclure dañ leen war a boole parce que dañuy def liggéey ñoom tamit di liggéey ci économie Sénégal donc dama defoon benn bi ma jógee ci loolu comme dama doon def presque tour du Sénégal ak génn mais fu ma dem wax rek ak sama wolof bi su ma génnee day am ñu bari ñoo xam ne dañ may kar di ma wax ne ñoom dañuy rus a wax loolu motiver na leen pour ñu mën a wax olof waa dañuy bëgg a dem ci yenn jotaay yi mais suñu xalaatee français bi rek ñoom dañuy dem toog affaire yooyu ma ànd ak ambassade France def tour du Sénégal ci seen benn projet mais da doon am ñu jeunes yu bari yu porteur de projet dañuy ñëw taxaw suñuy expliquer seen projet parce que comme gis nañ français yi toog waaw ñoom tamit dañuy xalaat ne français lañu war a wax problème waaw dañuy taxaw di hésiter naan jeu boo xamante ne fii ba 5 minutes doo yeggale li ngay wax balaa caag nga wax li nga xam te loolu noonu dañ leen a mayul dañu maanaam ci ni ñuy doxalee la dañoo mayul ñooñu ñu mën a wax wolof colonisation intellectuelle waa kay mi ngi noonu donc léegi bi ñu ñibbisee nag ci laa xalaat may waxtaan ak Lamba ñuy waxtaan man ak moom comme moom tamit ci jury bi la bokkoon mu ne moom dafa am comme idée bi jotoon na ci bind ma xool ma ne ko man li nga bind yëpp lu ma intéressé la mais seulement objectif yi ngay xaw a changer ci maanaam ci ñuy dimbali ñi nga xam ne entrepreneur yi nga xam dañuy yor seen projet ba pare dégguñu français ñuy jàppale leen donc ñu commencé ci loolu def ko inauguré ko 2019 lañ def lancement bi def nañ fi ay kii yu bari ay initiative yu bari def nañ tamit forum jeunesse Sénégal nga xamante ne projet waa ambassade France la en novembre mu nekkoon forum bu mag a mag mais pour jigéen ñi kese la woon pour la première fois te formation yëpp tamit ci wolof lañ ko def macha allah macha allah oustaz xam nga ne tey jii suñu gan gi macha allah message yaa ngi daal gars yaa ngi laajte i-tontine bi page Facebook bi naka la tudd i-tontine e-tontine e-tontine nga dugg foofu am numéro bi numéro i-tontine tamit boo leen bëggeen woo ñu ngi 77 148 31 48 77 148 31 48 numéro i-tontine mën ngeen ci woote laajte information yi ñu indiqué leen wax leen noo leen di def pour bokk tontine yi xam nga oustaz su mu ne nii xale yu góor yi nga xamante ne ñu ngi bëgg a takk jabar xam nga nañ ne sa jëkkër yombul boo waree jël location xam naa ne location yi tamit foog ñu wax ci moom kay non dëkk bi ni mu mel foog ñu wax ci loolu metti na loolu mais xam nga loolu may ñëw ba pare nga bëgg a équipé wu
boo bëggee jëndandoo lépp day metti li mu wax la ñi nga xamante ne am nañ salaire xëy na mën nañ dem jël pré équipement mais ki nga xamante ne amul salaire bu régulier amul compte bancaire mën na ñëw ci e-tontine bi di def nànk-nànk am ay matériel am nànk-nànk mën a équipé wu waajal boppam mu nekk loo xamante ne dafa am solo te day oyof day oyof waaw moom macha allah idée bi moom man déjà li ma ciy jot a far léegi li ci am solo mooy nit ki léegi-léegi dina tënk boppam ci loo xam ne moom moo ci tënk boppam mooy li mu wax léegi ne gis nga ko yor porteur de projet mais mu war a am fulay bu demee ci làkk bi mu dégg ne leen projet bi nii ak nii ak nii parce que àdduna bi léegi moo ubbeeku bi mooy tey investisseurs yi ak fu ñu mën a dem bu ñu demee dañuy li ñu njëkk a def mooy dañuy def étude sociologique ci population bi nga xam ne ñoom fa la ñu war a def seen investissement parce que kuy investir loolu lañ njëkk xool danaan man fi may dem di investir ñoom naka la ñuy xalaatee bu paree mu xool ñoom seen train de vie social naka la ba xam ñi mën nañu am par jour téeméer wala nangam ak nangam mais beneen phase bi yaakaar na parce que ñi ngi wax ci contrôle expert boo xam ne moom mu ngi ci terrain bi beneen bi mooy dinañu jàngat tamit ni bu ñuy dem fenn foo xam ni ñoom làkk bi ñu nàmp ñoom fa ñu jëm munuñ te li leen c'est-à-dire ñoom seen objectif lan la mooy investir mais fi ñuy jëm tey par exemple dañuy dem dëkk boo xam ne wolof la ñuy wax mais Fatou Kiné mu ngi fa ñoom suñu waxee ba pare Fatou Kiné moom bu paree parce que ku ñuy dem fu ñuy dem fu ne dañuy am interprète am traducteur koo xam ne parce que mooy nekk benn secrétaire bu ñuy am secrétaire bi dafay dégg làkk ba bu ñu demee ci dëkku séeréer pareil la ñuy def bu ñu demee ci dëkku joolaa ak fu ñu mën a dem rek mën nañ adapté wu par rapport ak kii kon foofu dafay dimbali jeunes yi nga xam te ne tey ñi ngi yëngu ci wàllu entrepreneuriat fépp fu ñu mën a dem rek bu ñu am complexe ci làkk bi ñu dégg bu ñu am complexe ci làkk bu ñu dégg tam waaye bu ñu am complexe tamit ci seen bu dee jàng nañ wala jànguñu tey boo seetloo Sénégal ñi ñuy tudd ñiy dog boobu gàcce yi dëggantaan ñi nga xamante ne wax dëgg fa dëgg ñu ngi liggéey di liggéeyal dëkk bi mais ci daara yi lañ génnee mais ku man tey suñu baaba Bokar Samba ji waaw tey boo xoolee sortie mi ngi gisoo benn sortie boo xam ne dafay def discours am ci kii ba ci dañu war di Bokar Samba ji dañu war di jàngale jaar-jaaram ci école yi ak fépp parce que loolu moom suñu mbokk surtout journalistes yi parce que c'est important suñu rawatina ndaw ñi gis nga ñu mel noonu icône yooyu parce que Sénégal damay faral di wax ni mën nañu hommage ci nit bu deewee waaw ci ngay soog a xam ça di découvrir la personne en réalité xam ne ndekete jaar na fii ak fii ak fii mais tey dafay jaaru tey ñu jël spécial benn kii boo xam ne dañ naan diw lañ ko jagleel ñu jàngal ko ndaw ñi di ko tegaat ñu xam ne kii paa bi kat ba muy jugee dëkk ba di ñëw jugee daara yegg si fii benn mbuus la fi amee woon y a combien d'exemples yoo xam ne ñu ngi koy wax ku ne mais souvent même ba ci Gaston Mbengue Père Gaston lan lay wax dana bi may ñëw fii sama mbuus laa fi indi bi mu nee cëpp Ndakaaru mais tey jii nii dem na bay tey di mën a di tëgg ay combat yoo xamante ni ay centaines de millions la ci def donc exemple yooyu noonu il faut que ñu koy jàngal nit ñi boo demee fii tey par exemple Dakar nga dem Sandaga mais di nga fa fekk tey jii ñoo xam ne jànguñu dara te tey dem nañ ba ci seen yitte dañuy làkk anglais ñoom daanaka français bi sax ñoom kiiwuñu mais boo demee anglais làkk boo ñëw tey da nga fay fekk ñu yore xaalis bu bari di wecc waate ñi nga xam ne ñoo jóge extérieur yée oustaz boo demee xam nga Sénégal ba pare yàlla da ko may ci langue tey jii boo demee centenaire gars yi léegi sénégalais léegi chinois lañ fay làkk effectivement da nga leen di dégg ñuy làkk chinois ñooñu nag chinois yaa ngi fii di làkk wolof fulla nag moom fu lay jaay Dakar waaw parce que chinois yi mënu ñëw jóge Chine ñëw fii dégg suñu làkk bi ba maari dem si ba noppi nag kon ñun jaatu na fi mu toll nii ñaata at ak ñoom ñu dégg seen làkk nag ba pare da ngay muus da ngay muus am fayda am fulla sa bopp bien sûr gëm sa bopp te ka ngay jëflanteel bu amee fulla dégg sa làkk nga am fulla dégg làkkam parce que loolu xoolal plus ngay dégg ay làkk plus ngay mais am na ñoo xamante ne en fait dañuy bloqué wu man lii laay làkk loolu laay làkk lu ma làkk leneen mais béyku rek boo demee dëkk nga dégg seen làkk duñ la gaaw a nax te ñi nga xam te ne tamit jànguñu wolof rek la ñuy wax bu ñu duggee ci monde business aussi tamit ñu bañ a bàyyi tamit jàng du wees ñu góorgóorlu parce que même bu fekkee mënoo la exprimer wu directement tey nga mën a fexe parce que boo mënee bind ak yi la waaw
bu fekkee ni tey yow nii lu ñu bind mën nga koo lire aussi. c'est un acquis de plus. boo xam te ni tey ji yow dooleeku na ci yow li nga jotoon a am. mais ñu bañ a tënku rek parce que li may wax rek toujours comme dañu nekk ci maanaam ci lu universel. yaa ngi jëflante ak ñeneen. même bu fekkee ni yow yaa ngi exprimé wu ci kii man j'ai un ami ma koy nuyu passage qui est coach la en développement personnel. moom souvent ñi muy formé moom dafay xool ñi muy formé kenn ku ci nekk boo ñëwee lay laaj fan nga dëkk fan nga cosaanoo. wala mu xool ñi muy formé ñan ñoo ci ëpp. bu fekkee ñi ci ëpp tubaab la ñuy wax mu wax ak ñoom ci français. bu fekkee ñi ci ëpp nee na des fois dafay recevoir ay ñenn ñoo xam ne dañuy nekk ay marchands ambulants fii. mais di def ak ñoom ci wàllu entrepreneuriat mu leen di expliquer ñu mais nee na. da ngay gis ni bu leen ko expliquer en wolof nee na moom mii seen coach sax. dañ koy dollil ay idées. waaw ci maanaam moom li muy jàngale. par exemple yi ñu koy jox ak kenn ku ci nekk moom bi muy ñëw fii jóge daara wala mu ñëw marché Sandaga naka la commencé. ba fi mu toll nii donc xoolal échange boobu noonu di am mais bu fekkoon ne dafa ni coach en développement maam Cheikh Ndiaye ma koy nuyu. bu fekkoon dafa ni coach en développement personnel rek la. damay wax français kese parce que mën na ko. il parle il exprime bien en français. mais tey jii nii gis nañu ni mu ngi am ay résultats ci façon boobu nga xam ne noonu lay doxalee. donc Fatou Kiné aussi tamit vraiment rafetlu nañ lool approche bi nga xam ni moom la kii. te soxna yi jigéen ñëpp tey war nañu mën a roy surtout la jeunesse féminine bi ñu jéem a xool bu baax roy ci ñu mel nii c'est important xam nga ni kii tey jii nii du dajale fukki far mu ne kii yay waaju baax kii yay gaaw loxo kii moo yore crédit bi. waaw kenn ku ci nekk mu centré la. doy na waaw mais xam nga tey jii jigéen boo xam ne mu ngi am fulla nekk ci lu mu nekk. elle devient une femme autonome. nga xam ne tey jii ay soxlaam moom daf koy doy bu amee soxlaam daf koy mën a faj. donc ñu bañ rek jàpp ne bon li ñuy wax naan jigéen ñi ñoom ñëpp a yam am na ci ñoo xam ne tey jii nii elle représente dignement li nga xam ne moom mooy la femme. te loolu c'est important. fi ndox doon taa ba léegi boo demee fekk fa tepp bi da ngay am jom am fulla am fayda am fit nag ba pare gëm sa bopp ñu leen di fàttali ne yi ngeen di seetaan ba léegi seen émission teewlu Ramadan ci ITV ngeen mën ko seetaan ci canal Horizon 398 lay doon en attendant 217 bi xaw a jàppandal du noonu lañ koy waxee ci olof jàppandal la non fay jàng olof gu metti gi ma nekk macha allah jàppandi de waa d'accord léegi ñuy nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan tamit ci direct Facebook bi Mamadou Sow mu ngi ba Paris ñu ngi koy nuyu mu ngi nee na mu ngi teewlu ITV ñu leen di sant di leen gërëm bu ñu newee Ramadan tamit Fatou Kiné ni ma ko waxee ci thème bi dañuy wax business mu nekk opportunité yu bëri yoo xamante ne day am ci weeru koor bi lu mel ni par exemple panier Ramadan yi di nga gis ñoo xamante ne ñu ngi def ay coffret te tey jii entreprise yeeg ministères yeeg yooyu bërëb boo dem en général panier ndogu yi dañ koy defar. yow côté boobu noonu ban expérience nga ci am wala nag ñi ngay liggéeyal ñi nga xamante ne yaa ngi leen di jàppale di leen encadrer. am na ñu ci yëngatu wala. non ñi may encadré amul ñuy def ay pañe Ramadan mais am na ñu ma xam ñoo xamante ne dañuy def pañe yooyu mais booy xool toujours ci pañe yi mooy problème formalisation dafay ñëwaat rek parce que booy defar pañe yi tamit yem ci di ko defar di jaay nii sans nga formaliser wu doo mën a uti marché pour mën a jox ministère yooyu ñu mën ko distribuer wala dara donc Sénégal booy xool jigéen ñi nangu nañ liggéey mais dañu xaw a te loolu ñëpp la sax dañu ragal. formalisé wu dañ ko ragal informel bi la ñuy bëgg waaw kay te tant que yaa ngi ci informel tamit doo avancé waaw léegi doo mën a avancé. xam nga ñu bëri dañ lay naan ne kii bi boo formalisé woo impôt day ñëw daal sa kaw jël li nga am yëpp. waaw loolu nag foofu tamit nag loolu ci état bi nag moom la ñuy delluwaat di leen wax ne ñoom ñoo war a maanaam. allégé quoi waaw dañu war a allégé déjà ba pare. communiquer tamit parce que nit ñi ñëpp la man mii sax dama ragal affaire u impôt yooyu bien que dama koy fay mais dama ko ragal mais ndax loo xamul nan la demee toujours kumpa lay nekk ci yow te fii ñëpp a ragal impôt Sénégal ñëpp a ci yam ñiy liggéey mu gën a dox bu baax ak ndegam ñiy liggéey bu baax ñoom ñooy di am gagné ay milliards ñoo ragal asamaan ñi nga xam ne dañuy soog a commencer jigéen ñi nag
pour ñu mën a avancer ci li ñuy def foo ñu formaliser wu loolu moom lu mënul ñàkk la. boo bëggee yaatal liggéey bi. waaw boo bëggee yaatal bañ a yem ci affaire koñ kese ak xarit. foo nga formaliser wu. parce que léegi tey jii nii pour formaliser wu bu ñu formaliser woon tey jii ba pare après ñu bëgg a mën a am ci marché yooyu am ay marché yu gën a yaatu est-ce que dañuy soxla investisseur wala nu muy demee est-ce que dina mën a am prêt facilement juste parce que formaliser wu nañu. wala tamit naka la ñuy def pour seen fournisseurs yi mën leen jox ñu livrer en attendant. waaw loolu moom xam nga bu fekkee ne yow da nga bëgg ay marché déjà marché yu ministère yi dafa am doole torop foo nga dem def garantie su fekkee ne jox nañ la ko nga dem jóbbu ko ci banque wane leen ne jox nañ la ko ut sa garantie ñu mën la jox xaalis nga mën a dem uti marché yooyu nga mën a kii nga mën a livrer say produits livrer say produits donc daal mais li ci am daal mooy nañu yaatal. waaw bu ñu bëggee yaatal seen liggéey foog ñu ñemee dem formaliser wu. mais état bi aussi tamit yombalal leen ko. mais état bi moo ci war a loolu état moo war a def politique boobu jàppale mais nag am na benn kii boo xamante ne jot nañ ko bu tudd seen Startup Act boo xam ne pour ñiy doog a débuter startup yi doog a commencer. mais dugal nañ ko assemblée ba pare dañ ko war a xawma activer la xawma nu ñu koy waxee. mais pour que booy doog a commencer mu def ñu may la temps boo xam ne. doo fay impôt doo fay dara ba ngay xaw a xawma 2 ans lay def liiruma bu baax kii bi mais xam naa ne voté nañ ko assemblée daal. waaw loolu am na solo. d'accord léegi tey jii nii sànq maak yow ñu ngi doon waxtaan ci investisseurs yi. nee nga ne boo bëggee tàmbali business nga bëgg ko taxawal dëggantaan. foog nga am investisseur mais utum investisseur boobu yan jafe-jafe lañ ci am. ak yan yoon nga xam ne nit ñi bu ñu fa jaaree dinañ ko mën a am facilement. waaw pour investisseur nag nekkul ne booy doog a commencer la mais soo demee dafay am benn moment booy toll boo xam ne comme mu ngi mel ne man bëgg naa jógee e-tontine bëgg naa ko déployer ci yeneen dëkk Afrique yi. te loolu noonu moyen la moo tax foog ma uti investisseur boo xam ne moo may jàppale ci loolu. waaye nag investisseurs yi li ma gis ci Sénégal mooy que ni dañuy mel ne dañuy ñëw ba pare mel ne bëgguñu ñu dimbali tamit parce que mënoo ñëw bëgg a jox kenn mu soxla benn somme. ba pare nga koy laaj yenn papier yoo xamante ne nii ci côté formalisation la ba tey. mais liñ lay laaj ci document. papier administratif. waa ñun pare yeggaguñu foofu noonu pour mën ko am. bëgg yegg foofu moo tax ngeen di uti investissement en fait. waaw mais ñoom nag dañ lay imposer loolu balaa nga yegg si ci yow donc loolu dafay difficile pour nga am. investisseur man loolu damaa foogoon ne ci borom diplôme yi lay am da ngay am sa diplôme bëgg a liggéey ñu laaj la expérience professionnelle. te yow yaa ngi am diplôme doog a commencé bëgg a liggéey. dañ lay laaj day am ay papiers yu bari yoo xam surtout côté formalisation ak affaire impôt taxe ak comptabilité bu normal yooyu yëpp dafa bari lu ñu lay laaj loo xam ne day tënk ñi nga xamante ne dañ la war a jox yow ak ñoom dañuy ñëw ne dañ la war a jox ñu lii nii yëpp nga war a indi donc loolu noonu soo ko yorul dañ lay. te papier yi quelque part am na ci yoo xam ne pour nga am ko aussi tamit foog nga génne xaalis. du nekk xaalis nag booy xool du nekk xaalis parce que ci kii bi day mel ne comme par exemple rek comme mën naa jël ITV comme entreprise. waaw ñoom bu ñu doon soxla investisseur yaakaar naa ne lu yomb la si ñoom. mais ñun day métti ci ñun parce que booy xool ITV ay comptabilité am day normal am na ñu ko def bu ñu leen laajee papier comptabilité ñaata nit ñoo fi liggéey lii ak lii yooyu yëpp dañ leen koy génne waaw kay dinañ yor données yeeg yooyu mais ñun amuñu loolu donc maanaam lépp dafay dellu si waat ci formalisation bi ngay waaw wax ak structuré une formalisation complète ba pare nag entrepreneur tamit ci li ma jot a am comme expérience mooy képp ku nekk entrepreneur bu dee jënd ak jaay la wala lu mu mënti doon yoral say chiffre na nga ko am foog nga xam yow. na nga xam loo jaay loo dugal année bi weer bi lan moo dugg lan moo génn na nga yor waaw na nga am say chiffre ak statistique ba pare bañ a ragal a wax say chiffre parce que fii nii dañuy tege ne soo laajee kenn rek mu teg ne da nga koy catu te entrepreneur warul ragal a wax. am naa nangam chiffre am waaw. réew mi foofu la réew mi toll. non si effectivement li nga wax réalité sociale la. c'est vrai que dañuy xam da ngay nëbbatu. ba réer te ñu si jaaxanke dañuy naan ne néew
bu nëbbatoo ko koy sang dana dem ak sobe. yaakaar waaw te ki nga xamante ne médecin bi nag bu dee sa bopp mooy metti nga ne ko sa tànk mooy metti pour mu faj la dina jafe. effectivement dañuy am problème boobu dañuy naan dañuy catu wala daf ma bëgg a xamal ak yooyu te nga am sa comptabilité mu nekk à jour. nga xam li nga jënd lan moo dugg lan moo génn lan moo des loolu yëpp dafa am solo. te tant que yaa ngi yor bu ndaw. du nekk problème mais bés boo bëggee yaatal dalay dab non lu am solo la oustaz wax dëgg fa dëgg tey daal xam naa ne ñun ñii ci plateau bi ñu ngi jàng waaye téléspectateurs tamit ñu ngi jàng ñoom vraiment on a beaucoup appris ci li nga xam ne moom la Fatou Kiné wax yëpp téléspectateurs aussi damay wax ni Soxna Aïcha ñu mel nii dañu waral di bari lu ñu leen di feeñal di leen génne parce que aussi dañuy wax jamono ji ñu génn ñëpp dafa am problème yëpp dafa centralisé wu ci comment aider la jeunesse naka la ñuy fexe ba crise bi nga xam ne ci la jeunesse bi nekk ñu génn ci naka lañ leen di utalee emploi donc c'est bien beau que voilà ñu def discours ñi ngi def campagne ainsi de suite mais tey kii dafa approche pédagogique boo xam te ni tey moom la utiliser tey nit ki lu mu gàtt xel tey am na ko xam te ne mi ngi nekk benn jaaykat wala muy yëngu sax ci côté comme loo xam ne c'est similaire ak moom li muy def parce que ci réseaux sociaux yi on voit tout da ngay gis léegi ñëppay jaay pratiquement ñëppay yëngu ci business parce que statut yi léegi boo xoolee néew na nga xool nga xëy benn journée man dama jàpp dama dem ba ne waa man léegi kan mooy jënd parce que léegi statut yi da ngay gis ku ne mu naan gaaw leen faites vos commandes ma ne faites vos commandes yi bari ma jaay la Dakar waaw échange et puis c'est tout donc loolu échange la wante lu may wax ci loolu mooy jaay bi tamit même bu nekkee dañuy jaay wala dañuy liggéey wala dara dañu war a fexe ba di utiliser sunu bopp bañ di topp comme par exemple kii mi ngi def lii ñun ñëpp ñu dem reprendre même chose parce que suñ ko defee tamit bu kii di am xaalis tamit ci benn affaire ñun ñëpp ñu ñëw dañuy mujjee séddoo clients yi te kon li nga ciy gagné dootul bokkati li nga yaakaaroon Fatou Kiné nag yow dangaa laal jàngoroy Sénégal loolooy jàngoroy Sénégal en fait xamuñu innover xamuñu créer xamuñu initiative toppandoo lañu gisoon nañ ko fi ci ban secteur bi télécentre amee ñëpp ubbi télécentre da ngay gis ñeenti télécentre yu dand ñu ne informatique ñëpp jàngi informatique côté boobu saturé ñu ne management ñëpp jàngi xale en fait même xale yi léegi ci jàng bi bu ñuy choisir filière du ñu choisir filière parce que dañ ko bëgg xam nañ ko non dañuy xool management comptabilité voilà dañuy xool ne non temps yàlla kii moo kii woon gestion des entreprises waaw tu vois xanaa projet gestion projet moo mujjee woon xew dañuy naan non lii am na xaalis ñoom ñëpp ñu dem def loolu su ko defee filière ba bu doon 100 la waroon jël yéen 1000 ngeen def ko bu defee jëlee 100 yi 900 yi des dañuy dem ba mujj pour am stage sax dafay léegi nag ci loolu nag loolu mooy tax tamit côté financement ñu bari di am problème parce que ñoom yow da ngay léegi ñiy financé ci boppam dañuy imposer innovation ci li ngay def ci lépp looy def léegi nag loolu mooy tax parfois nit ñi comme par exemple ñu ne am na fu ñuy joxe financement nga jóge fee ñëw ne da ngay jaay kee ñëw ne day jaay yéen ñëpp duñ leen jox ñuy jox après ngay ñuy tourner di xas ñooñu wala ñuy kaas naan joxuñu ñu wala dara parce que dañoo war di créativité bi moom moo des waaw loolu c'est important parce que fii lu ñu créé woon daal créé da ngay innover waaw xoolal li fa ne nga xool noo koy changé wee rehausser ko valeur ajoutée waaw xam nga ay valeur ajoutée bu loolu nga xam ne moom la wax ci fànn bu mu mën a doon tey par exemple gis nañ ni tey suñu mbokk Dramé yi tey maanaam njaayum ganaar xam nga tey dafa dox ci réew mi tey pratiquement ñëpp a ngi ci mais est-ce que dañu war a continuer rek ci njaayum ganaar goo xam ne dañuy jël ganaar yi dajale suqi rek génn yóbbu ci marché bi def ko noonu te pourtant ci biir loolu noonu kese njaayum ganaar googu kese nit ki mën na ko gën a valoriser dëgg la innover ci ba tey jii nii fépp fu mu dem ne dama bëgg investissement ngeen gën a moo gën a booster li nga xam ne moom laay def tey par exemple tey ginaar googu noonu mais nit ki war man dama jàpp ni ki yore poulailler ay at war na mën a dem ba am par exemple ni ñu koy defaree ci industrie yi jël ko defal ko toile bi couvrir ko loolu noonu tey war nañ mën a yegg ba mën nga ko am sur place fi nga xam te ni yow da ngay gis koo xam te ni dafay nekk ci benn espace bu yaatu presque def découpe sax voilà presque àll la mais mu nekk fa mais du mës a xalaat am benn esprit ni fii war naa ko mën a def benn entreprise war naa ko mën a def organiser que de telle sorte que bu fekkee ne am na ay nen nii laa koy defee bu fekkee ne am na nangam nii ak nii ak nii mais
dañu gis toujours rek comme li ma wax ci informel bi am na ko xam ne moom lu muy jooni quoi. waaw maanaam bu xëyee naa génnee li fi jot a nekk ci ganaar mu jël ko bazarde ko. léegi nag loolu ngay def Voilà. nag ba ngay retraité ci jaay bi. Voilà. même chose ngay continuer di def. parce que da ngay te du tourner la à rond apporter rek yow li nga. toujours yow dafa mel ni yow da ngay rétrogradé boo progressé tuuti rétrogradé waat ñaari yoon progressé waat benn yoon rétrogradé. doy na waar am na doy na solo waar macha allah. nañu bàyyi toppandoo bi tey innové Effectivement. liñ naan gis lu baax nga roy ci baax na mais xoolal loo cay dolli xoolal noo koy gën a defaree Voilà. parce que Sénégal nag loolu tous les domaines la di nga gis koo xamante ne Fatou ne day ubbi atelier tailleur léegi nii ma gis ne mu ngi dox client yaa ngi dugg ma ubbi dend ak moom sës ko rëq du ma xool sax beneen quartier boo xamante ne ma jug mais jugal bëgg nga def loolu mën nga bëgg jugal nga wër xool quartier boo xamante ne amu fa amu fa oui. te nga xam ne dinañ ko soxla nga Effectivement. sanc ko fa loolu am na solo de. mais dañu am côté boobu nga xamante ne franchement dafa nekk ci état d'esprit sénégalais mu nekk loo xamante ne war nañ ko ci dindi Sénégal kam daal mooy dëkk mi ngi dox nañ ci bokk. waaw léegi après ñëppay toog. mi ngi dox nañ donc ci tey bokk. daal man su ma mënee retenir oustaz si Fatou Kiné li mu wax ndaw yi nañu gëm seen bopp déjà C'est nañu jug important. parce que jox na exemple bi xale bu jigéen bi nga xamante ne elle a perdu son travail Ah. mais dafa gëm boppam mu jug toogul di xaar état ah non toog di toogul xaar xaar état jug na créer entreprise am Fatou Kiné wax na ko tey jii nan la mën a jaar na ko formaliser ba xamante ne ba mën ko yaatal ba mën a di ko jaay ci grande surface yi mu nekk lu am solo nee nga tamit xale yi nañu formaliser wu mu nekk leneen lu gën a am solo ba pare nañu gëm seen bopp ñeme nañu innover te ak lan fàtte bari lu lu ma ñuy fàtte def formation aussi. il faut ñu insister ci waaw formation formation yi loolu am na Ouais, solo parce que torop. yéen aussi waaw. tamit ngeen gën a di leen organiser. su parce que damay faral mës naa ko wax benn ki ma ne leen gis ngeen expérience li koy may nit. mooy formation Sénégal da ngay gis ñuy def ay séminaire de formation yoo xam ne c'est gratuit. dafa am benn maire bu nekk fële benn une dame moom actuellement tey lépp lu jëm ci wàllu entrepreneuriat féminin moom lañ ko jox ci commune de Hann Bel-Air. ok mais dañu dem benn séminaire bu ñu demoon de formation pour la jeunesse. moom njàngam tey jii am jeunes yi fa nekkoon. ñoo ko gën a outillé fuuf ci wàllu diplôme. waaw mais actuellement tey day dem mission Dubaï fu nekk lay dem ci àdduna bi ci maire de commune Hann Bel-Air ñoom ñoo koy yebal muy dem. mais nee na moom li ko may nee na dañ demoon ba seen kii naan moom du toog. waaw fu ne lay dem. naan ko yow li ngay dem doo ci am dara fekk moom nee na bu déggee ñu ne formation am na Thiès. jaral na ko mu man koloo loolu koloo laa paasu doon Thiès. waaw dem dem xool jàngi lan la formation bi di wax. bu paree loolu mu ñëw denc mais tey jii nii lépp lu jëm ci formation entrepreneuriat féminin tey ci commune de Hann Bel-Air moom moo ko yore tey mu ngi dem partout dans le monde. te li ko may rek mooy dem di defi formation bul xeeb foo dégg ni tey jii ñoom Fatou Kiné ñàkkul ne dañuy woote ay formation au niveau de Guédiawaye ñu ngi koy def feneen ak feneen mais dafa am ñoo xam ne ils sont tellement oisifs maanaam dañu tayal dafa am nit ñu mel noonu dëgg la dëgg te la ñu bañ a bàyyi esprit sénégalais waa séminaire ba moom baa am na ay ceeb ak perdure baa am na per diem te yow li nga fay uti ji lan la mooy da nga fay uti ji xam-xam c'est pas que fépp fu ñu la woo rek yow boo fa demee ci formation da nga fa war a jëlee dara macha allah oustaz am na solo yéen a ngi toujours ci seen émission teewlu Ramadan ci ITV la télévision ici et ailleurs dañuy dellu si rek teewlu la ñu wax weeru koor gi ay ngëneelam du jeex oustaz ay ngëneelam du jeex ñu ciy sant yàlla bu baax mais li ñu wax la yonent ba lañ ko njëkk a wax mooy iqra jàng du wees te xam-xam foo ko uti jar na ko oustaz dama bëgg tey nga sotti ñu si xam-xam ngëneelu Ramadan weeru koor nekk na lu yaaba nga xamante ne géej la da ngay tibb rek sa morom ñëw tibb wallaay may ñu tey ci ngëneelu Ramadan ngëneelu Ramadan non tey du ma la ko may rek téléspectateurs yi laa koy waaw maa ngi ñoom rek tey da ngay xaar maa ngi ñoom rek man téléspectateurs yi laa fi toogal non tey da ngay xaar tey moom da ngay toog rek ñu ànd ak waa acca kon demal déroulé ngëneelu koor nag ngëneel yi bari na mais bi ci njëkk rek ci luy sawarloo nit ki ci koor mooy koor bu jotee xam nga koor dafa jot léegi ñu ne waa léegi yàlla ne dama leen prescrire ordonnance bu leen di faj mu ne ordonnance bi ñu ne ko lan la mu ne ordonnance koor déjà dina faj seen yaram dina faj seen xol dina faj seen xel ñu ne ko waa léegi ñun li ngi ñu jox léegi ah ñun yàlla du ñu fekk ci yàlla naa dee de bu ñu la wooralee dañ ñuy fay yàlla ne ah waaye léegi comme que fay googu noonu ngeen di laaj léegi fay googu man jox ma ko yonent joxuma ko malaaka joxuma ko sëriñ joxuma ko waliyu joxuma ko xutbu joxuma ko kenn yàlla ne maa ko jëlal sama bopp te man maa koy fayal sama bopp
kon xam nga li jar naa woor ba daw ba kili koro yàlla ci boppam mu ne xam nga dafa am ay xeetu jaamu yàlla yoo xam ne ñun bu ñu ko defee malaaka bi mooy bind ne diw am na nangam ci ay point mais loo xam ne yàlla moo ko jëlal boppam ni je m'en charge waaw nee na doomu aadama lépp lu mu def lu nekk rek am na malaaka yoo xam ne ma ñoom la yàlla délégué ñuy bind yiw yi yàlla nee na koor nag man maa koy mentionnel sama bopp ñu ne ko lu tax mu ne parce que sama jaam gis naa ni daraame bi yab na frigo ba mu fees lépp a ngi ci saucisson nga fa jambon baa nga fa saakiri baa nga fa bisaab ba yépp a nga ci biir muy xëy di ko romb rek gauche droite te du yàgg ba mu ubbi ko ne xaaral ma lekk ci déjà acte boobu rek yàlla nee na tax na moom mu jël fayu koor en mais joxu ko kenn mu ne nga gis koo xam ni amoon na possibilité mu dem defi safaan defi lu ñaaw mais abstinence boobu mu am téye boppam moom mu téye boppam yàlla ne kontaan naa ci moom ci maanaam tey engagement boobu noonu mu def ak tey téye boppam boobu mu téye boppam yàlla ne kontaan naa ci kon affaire yi man maa koy fayal sama bopp kontaan boobu mu kontaan moo tax gis nga yàlla dem na sax ba ci ni nit ki nga xam te ni ci biir bëccëgu koor dafa dem ba juum xam nga loolu moom ñun mbéy ni du ñu dal xam naa fat ki ne Diop njaayee ni des fois mu dal leen jékki-jékki rek yeewu comme dañu amoon habitude dafay am par exemple sama classe gi ñun moom café moom daf ñu sonal excitant yeeg yooyu ñu jékki-jékki rek nga xëy da nga amoon habitude saa boo xëyee rek naan café nga xëy rek wala suma mbokk Baye Fall yi ñu xëy rek fàtte ne yaa ngi ci weeru waaw xëy rek ne wax waaye Fall café gi waay jël rek guux fekk da nga fàtte yonent bi nee na kooku mën na continuer kooram mais nee na yàlla moo ko may buuñaa waaw nee na yàllaa ko leel de maanaam guux gi mu ci guux noonu nee na guux googu mu ci guux naan akasa Fall nee na akasa Fall googu nee na yàlla ci boppam moo ko mosal macha allah nee na bu fekkee lu mu naan la yàllaa ko nandal gis nga sunu borom ni muy motiver nit ki yërmande yàlla daal du ci jeex ci yërmandeem mais nag waxuñu la nga dugg ci kii naan yàlla ma mosal de est-ce que Aïcha du def Aïcha loolu moom xam naa ne ñàkkul yu mel noonu dina ko def oustaz am na benn vidéo bu ma gis boo xamante ne waaye dafa am laaj bu doon laaj oustaz bi mais danaa la ko indi ñu seetaan ko ndaxte xam naa ne non Cissé kebe yi ñooy de façon yooyu nag bari nañ ci nag mais dinaa ko indi yooyu stratégie koor ci sama boppam yaay la ñu am. Kébé la sant ah sama maam kebe la sant garaaw nañ négocier boobu kon daana ci biir ngëneel yi ba léegi déjà bu ko yàlla jëlalee boppam mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndeysaan moom tamit mu gën ñëw motiver ci koor ndeysaan est-ce que xam nga leen képp ku woor weer bu jot nga woor ko ni nga ko war a wooree yàlla dina la soril ci safara lu mat 70 saisons macha allah kon nañu woor 70 saisons yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni mu ne man sooma yawman fi sabilillah képp ku woor benn fan rek la wax de benn fan mu ne yaa ngi ko woor ci yoonu yàlla respecté li la suñu borom ba mu ne ba'adallahu lahu wajhahu 70 xarifan anin naar 70 xarifan mu ne yàlla dina ko soril ci safara lu mat 70 saisons ci hivernage maanaam mooy wane ni rek 70 ans 70 te daanaka 70 ans ku ko jaamu yàlla daanaka fi mu toll nii yow fegal nañu conjuguer verbe woor ah kon koor dafa nekk lu am solo mais beneen bi ci biir ngëneel yi ba léegi dafa am ci koor ba léegi lu am solo tey Fatou Kiné bu xuloog Aïcha Dramé ne seytaane fi jaar nga saaga nit ne seytaane bu ñu bëggee juboo lañuy wax lañ koy jiin seen nga jëw nit ne seytaane ñu Fatou Kiné kii nu mu tuddati i tontin jox la xaalisam nga lekk seytaane mu mën loo def rek ne seytaane yàlla ne koor nag jot na mu ne bu koor jotee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñi doon wax naan seytaane fi jaar seytaane jaaratu fi jël na congé waaw mu ne iza jaa ramadan mu ne bi ci njëkk mooy futihat abwaabul janna ne ñuy ubbi buntu àjjana yëpp mu ne wa ghulliqat abwaabun naar dañuy tëj buntu safara yëpp waaye beneen bi waaye wa suffidati shayatin nee na dañuy jeng seytaane yi tëj leen emprisonné leen dootuñ génn
fi mu doon li lu waay def sa bopp. kon oustaz. waaw est-ce que yaakaaroon ne keroog yomal xiyaam seytaane dina layoo gars yi parce que li ñu koy accuser bari na de. ah wala xanaa lenn ma jàpp ni. formation seytaane ba doon def. bu weeru koor jotee. lañ ko doon def te séminaire de formation ba. xëy na ndesit googu moom la ñuy appliquer ci weeru koor mais koor daal bu jotee amul seytaane buy génn. kon gis sentiroo dara kon seytaan wal insi ñooy génn kon. seytaanul insi yi xam nga seytaane mën na nekk ci nit. waaw parce que doomu aadama dafa am ni ko yàlla bindee parce que ñun si ñun. am na partie jinne bu nekk ci ñun. am na partie safara bu nekk ci ñun. am na partie rab bu nekk ci ñun mais am na partie malaaka bu nekk ci ñun. ci ñun ñii nit dafa doomi aadama la doomu aadama complexe tuutiwul de lii yëpp a ngi ci ñun. nga ni ma. bankal léegi-léegi nga gis nit koo xam ne. waaw dafay rabe yëfi rab rek lay def. dëgg am na. boo ko xoolee rab rek la lay jox. bilaay walaay fàttali ne dëgg la de. li ko waral mooy partie rabam moom lay entraîner saa bu xëyee. am doole di rabe rek yëfi rab rek. ndax tooñ ma kenn nag bu ko kenn jox sa bopp waxtaan la rek waxtaan de non Sénégal daa naqare waxee am na ko xam ne naan leer na ma ni man lay waxal ku def sa bopp rab nag waaye kenn defu la fi rab mais dama ni am na ñoo xam ne waaw ñoom bu ñu xëyee seen partie rab la ñuy développé waaw moo tax ku leen xool dañ naan diw mii rab la am ñoo xam ne bu ñu xëyee suba ba ngoon yëfi jinne rek la ñuy def bu ko defee ñu naan yee kii jinne la jinne rek parce que seen partie jinne la ñu entraîné ba mu yegg foofu am ñoo xam ne nag ñoom ci seen côté malaaka maanaam mooy jaamukat yàlla yi ñu sell yi bu ñu xëyee ñi téye seen bopp ñi nga xam ne duñu sos duñu fen duñu wurut duñu nàngam ak nàngam amuñu jot googu ñooñu nag ñooy seen partie malaaka moo tax ngay gis nit ki jaamu yàlla ba egg foofu ñaan yée diw de comme malaaka leer gi nekk ci moom ragal yàlla gi nekk ci moom damitu malaaka la naan damitu malaaka la parce que yii nii yëpp dafa nekk ñun ci suñu jëmm nekk gi mu nekk ci suñu jëmm nag kenn ku ci nekk mujj bi mooy ban partie nite nite gi waaw léegi nag am na koo xamante ni yow sa nite saa boo xëyee fexeel di gën di nite rek waaw kon jinne waaw ngi nit ci de sopp nañ ci raba nga ci malaakaa ngi ci waaye nite gi nag mooy li nga xam ne moom mooy li ñu soxla waaye ak partie malaaka bi nga jël loolu waaye foo tourné di tiital nit ñi ñu naan jinne la rab la jinne la ak rab la yooyu moom soxla wuñ ko ci nit waaw kon nañu bàyyi loolu xel bu baax a baax loolu tamit ci koor ñu xam ni seytaane moom jël nañ ko tënk nañ ko teg ko fële beneen kii bi ngëneel bi téléspectateurs yi moom tey moom xam naa ni bu ngeen paree rek ngeen jaar ci i tontine ngeen versel ma foofu li ngeen ma war a versel waaw ndax li ma leen maas ma ci àllarba gi maas ma ci bokk maas ma ci waaw après dinaa xool maag yow loon de après ñu xool nuñ def beneen bi mooy dafa am ci àjjana spectacle boobu maa ngi koy imaginer sax waaye yàlla ñun demaguñ de ba ci kanam xam nga àjjana moom ku deew doo fa dem waaw te yenn saa salaam dafa tere nit di ñaan dee waaw nee na bul jaamu yàlla ba naw sa jaamu yàlla ba ne ko yàlla woo fi mu toll nii li ma la jaamu bari na rëy na yóbbu ma nee na déedéet mu ne lu tax fa la'allahu yazdaad nee na amaana boo ñaanee yàlla gudd fan nee na nga continuer ci lu baax loolu nee na sa compte day gën a dund waaw ku ne ku am 10 000 ci sa compte nag xëy mu nekk million ñu ne la boo defaatee yitte mu yokkaat da nga defaat beneen yitte kon yiw du doy beneen bi mooy suñu borom ba léegi ñu ne képp koo xamante ni yow yaa ngi ci loolu yàlla dina ful li nga xamante ni moom mooy say mbir yi nga doon def yëpp ci koor kon loolu dafa nekk loo xam ni lu am solo la ñu bàyyi ci xel beneen bi mooy mu ne kuy def lu bon nee na bul ñaan gaaw a dee waaw fii ngay gis nit ku nekk ci lu bon ñu naan yàlla na dee yow ku la ñaan loo nit mu gaaw a dee jullit du ñaanal moroomu jullitam safaan nit sax laa wax warul ñaanal moroomu nitam safaan nee na bu fekkee nit ki dafa nekk ci lu bon nee na ñaan gudd fan ndax nee na balaa muy dee mën na fee soppeeku bu deewee dem aljanna xoolal sallallahu alayhi wa sallam ci yërmandeem ak njàngale yu am solo yi nga xam ne tey moom la ñu defal kon loolu noonu dafay wane rek ngëneel bi nga xam ne moo am tey ci koor mais xoolal tey àjjana li tax ma jaaree noonu àjjana lañ jëm moo tax ma ne ñu ñaan yàlla nag mu may ñu gudd fan amiin waaw may ñu gudd fan dafa am benn bunt bu nekk ci aljana àjjana juróom-ñetti bunt
léegi juróom-ñett yooyu daf ci am buntu boo xam ne moo tudd buntu rayyaan rayyaan boobu yàlla dafa ni buntu boobu ñi fay dugg mooy woorkat yi kese. am na koo xam ne ndeysaan xam nga sénégalais dafa féex danaan àjjana bu ma ci am baax na naa dugg rek waaye ban àjjana moo dàq àjjana boo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jiite convoi bi kan moo dàq woor Yonent bi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wasallam buntu buñ ne la woorkat yi fay duggee jàppal ni buntu boobu la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di duggee mu ne nag boo fa buntu boobu ku dul woorkat doo fa dugg kon am na ñoo xam ne njort naa ne nan nañoo dugg àjjante duñ gis Yonent bi déet yow xoolal te kuy julli loolu ngay ñëw yow imaginer rek xoolal spectacle boobu rek Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dugg àjjana malaaka yi ñu def convoi bi tóojal ko te lal tapis rouge yi parfum wu àjjana bi misk boobu noonu xitaamuhu misk bi yàlla di wax ci alxuraan wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuun zikkar gi commencé salaam 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 udxuluha bi salaamin aminin convoi boobu convoi boobu dafa jar di toog sax léegi-léegi ngay méditer macha allah naan suñu dugg àjjana ga ay sorom bu fal naan oustaz daa ngale ñoo daan nañ bokk émission ne faat ki nee ngi ne leen day saat ca wet ga yàlla ñu yàlla borom bi xiir ci moom xam nga loolu yëpp li koy may nit ki mooy lan mooy woor te koor gi nag mettiwul yàggul beneen bi ci ngëneel yi yenn saa salaam dafa ni man saama ramadaan imaanan wa ihtisaaban koor a bëri ngëneel mu ne képp koo xam ne woor nga weeru koor nga ànd ko ngëm yàlla mais nee na nga ciy sàkku tiyaaba ci koor gi sàkku tiyaaba bi bari na tey jii ñiy joxe ndogu ñi ngi ci sàkku tiyaaba ñi nga xam ne tey dañuy xëy wala bu guddi jotee suuf sedd ñu yëkkati tey moo xam seen pañe ndogu la bett ak benn famille boo xam ne leer na seen loxo jotul seen ginnaaw nga dimbali leen ko rek ci sutura léegi-léegi nit ki ngoon jot nga bettee ko benn xéewal boo xam ne da koy leer ni ndogu nga ko jox waxuma ndesitu ndogu de da koy leer ni ndogu nga ko jox xanaa ku mar bu tar sax nga may ko kaasu ndox jeex na mu ngi noonu donc loolu noonu yooyu noonu yëpp mu ne loolu mooy waxti saaban bi ginnaaw bi nga respecté règle koor waxti saaban sàkku tiyaaba bi c'est important nee na ghufira lahu ma taqaddama min zambi nee na dinañ ko jéggal li mu jotoon a def ci ay bàkkaar yow xoolal ñaata at ngay def ci ay bàkkaar di def ci bàkkaar boroom xam-xam yi nag ñenn ñi ni at bi kese la ñenn ñi ne déedéet Yonent bi daal neewu fa naan at bi mais maa taqaddama li jiitu daal la wax li jiitu waaw ñenn ñi nag dem nañ ba tënk ko ci benn at waaye Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne li jiitu ci ay bàkkaar kon ñun nañu rafet njort ne jàpp nañu ne ba nga juddoo ba fi nga bi koor gi yegsee lépp loo fa def ci bàkkaar bu koor jotee nga woor ko ni nga ko war a wooree suñu borom jéggal la say bàkkaar mais imaanan boobu mu wax baatu imaan il faut que aussi sénégalais yi xam suñu mbokk jullit ñi ñu déchiffrer ko en 5 lettres la parce que dafa am alif am yaa am miim am alif am nuun alif bi nekk idrak aqli parce que imaan du rek gëm yàlla kese mais gëm yàlla dafa am processus bu muy jaar dafay évoluer imaanan bi mu idrak aqli mooy la perception intellectuelle yàlla dafa bëgg à travers koor gi ñu mën ci jógee ñu am une perception intellectuelle bi mooy ñu fexe di xam lan mooy suñu diine fexe xam lan mooy yàlla fexe di méditer te yàlla nag daf ñu invité fépp fu ñu ko fay méditer maanaam ngay gëstu sa diine daal gëstu sa diine ni ñu koy defee ci teewlu nii effectivement wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ardi rabbana ma xalaqta hada batila subhanaka faqina adaba annar yàlla nee na léegi-léegi demal ba ci géej almadi nga dem Ngor wala nga dem Yoof fu ne nga dem fa nee na nga toog rek jàkkaarloo géej gi di méditer di xool gauche droite naan dëgg-dëgg yàllaay ngand nee na léegi-léegi bàyyil géej gi nga dem ba ci forêt bi dem ci àll ba moo xam ci parc nationaux yi ak foo mën a dem nee na ngay xool gàncax gi rek fii xalqi samawati wal ard les merveilles de la créature divine nee na ngay xool yàlla ci li mu bind ni nga koy méditer c'est important loolu mooy la perception intellectuelle bi beneen bi mooy yaqin qalbi mais après la perception intellectuelle nga am une certitude du cœur mooy ni gëmal ni bokk nga ci ñi yàlla di teral doo bokk ci ñi yàlla di toroxal ëllëg c'est la certitude du cœur mooy gëm bi nga xam ne moom nga gëm yàlla nga wóolu ko mooy li ñuy faral di wax naa ñun gëm nañ yàlla mais wóolu wuñ ko gis nga boo xëyee amoo dépense wóolul yàlla ni balaa ngay wàcc yàlla jox la dépense boo amee ay soxla gëmal ni balaa ngay wàcc yàlla faj say soxla loolu mooy la certitude du cœur
mais beneen bi mooy mujaahada jismiya après nag perception intellectuelle après effort physique il faut que nag nga wàcc sur le terrain parce que tey jii nii kii nekk ci autorité nekk expert bu fekkoon ni wax kese lay def fii mu yegsi du fi yegsi wàcc si terrain mooy mujaahada jismiya muy effort physique bi après effort physique bi nag ci ngay doog a commencé nag léegi lamp yi commencé di tàkk li ñuy wax naan tàlleel lamp yi yàlla moo njëkk ne tàlleel lamp yi de allahu nuuru samaawaati wal ard yàlla njëkk taal lamp yi yàlla mooy leeru asamaan ak suuf ka masalu nuuri yi nga topp ko ba mu jeex kon isra ruuxi boobu noonu muy ascension spirituelle bi ci ngay commencé nag di am ascension spirituelle di jóge fii di yéeg waaye ngay commencé nag ñëw ci beneen nuun bi ci iman laa nekk ba léegi nuun bi mooy nuurun ala nuur ci la leer gi nag commencé di ñëw ku la gis xam ni kii nag am na fu mu jaar ba yegg si fii macha allah oustaz tey damaa bëgg nga yóbbu ma Touba. waaw Touba nag moom Xaadimu Rasuul waaw suñu maam borom Touba dafa nekk koo xam ni ndeysaan góoru yàlla gu mag la mais dafa fonkoon weeru koor fonk boo xam ni bu mësaan jot dafa daan toog di bind rek di bind di wax ci li nga xam ne moom mooy weeru koor mais dafay wax teraanga weeru koor mu ne yaa mukrima dayfi jaaran kaana aw zaara yaa maaxiyan an xaadimin qablu aw zaara mu ne yow mi nga xam ni yaay weeru teraanga bi yow yaay gan gu màgg gi yow yaay gan gi nga xam ne tey soo ñëwee gane suñu da ngay yóbbu lépp loo xam ne ay ayib la lépp loo xam ne ay bàkkaar la ci ñu yow yaa koy yóbbu waaye nag mi ngi wax ni akramtahu bi qur'anin mu ne amnin wa takrimatin fa jaada an jumlatil aswaay astaara mu ne waaye nag ni ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon màggalee dafa daan màggalee koor lan alquran kon dafa baax ci koor buñ ci eggee suñu maam borom Touba moom ku ne xam na ni weeru koor moom alquran rek la daan jàng du matin au soir alquran moo nekkoon léppam parce que shahru ramadan alladi unzila fihi alquran loolu la doon appliqué mooy ni ci weeru koor ci lañ wàccee li nga xamante ni moom mooy alquran waaye ba léegi suñu maam borom Touba xasida yim ci wax bari na wax na ni yaa shahra rabbin karimin fii ka jaadalana bi laylatil qadri zaatil fadli war raxadi mu ne yow mi nga xam ne yow yaay weeru koor shahru rabbin karimin mooy li ma doon wax ci njëlbeen ba mu ne weeru koor mooy weer bi nga xam ne yàlla moo ko moom mu ne ni ko yàlla moomee nag mu ne ko kon yow fii ka ci yow weeru koor lan lañ ciy amee jaadalanaa bi laylatil qadri yàlla ci boppam sax moo ñu may guddi goo xam ni guddi googu moo gën junni guddi bi laylatil qadri muy ba laylatul qadri ku ne suñu mag ñi jànguñu woon da nga xamul fooy teg sa tànk zaatil fadli war raxadi mu ne mooy guddi gi nga xam te ni mooy guddi ngëneel waaye guddi gu yaatu la ci màgg ay ngëneel mu ne inni uhibbuka hubba zaati za talabin Sëriñ Tuubaa ne weeru koor man dama laa bëgg goo xam ne bëggu jëmm la maanaam bëggul weeru koor ngir bëgg ndogu bëggul weeru koor ngir bëgg xëdd bëggul weeru koor ngir bëgg rek ni koor jot na naa topp euphorie bi Sëriñ Tuubaa ne na hubbu zaat nee na essence su koor man laa bëgg ci boppam maanaam dafay dund koor comme ni nga xam ne noonu lay dundee moom jëmmam mu ne inni xubbuka xubba daati za talabin may sàkku min malikin fii ka isaadan bila awadi nee na maa ngi sàkku ci biir weeru koor gii nii nga xam ne man moom laay màggal ma amee ci texe man ëllëg man Sëriñ Tuuba mu ne za tawbatin waaye ma ci amuk tuub fii aydan maadiyan abadan bi dhikri wa shukri wal qur'ani lil ahadi mu ne ma ciy tudd yàlla di ci zikkar waaye wa shukri ma ciy sant yàlla waaye wal qur'ani ma ciy jàng alquran lil ahadi nag kenn rek tax ma koy jàng ndax bari na kuy zikkar te yàlla taxul bari na kuy jàng alquran te yàlla taxul bari na kuy def beneen xeetu jaamu yàlla te yàlla tax Sëriñ Tuubaa ne li tax ma koy def lil ahadi kenn rek yàlla kenn moom moo tax moom may def loolu Sëriñ Tuubaa nee na alquran ci boppam weeru koor ci boppam man moo ma seedeel ni sax man damaa bëgg yàlla man macha allah weeru koor ci boppam waaw weeru koor nee na man moo ma seddal ni man damaa bëgg yàlla moom Sëriñ Tuubaa waxul sax ci weeru koor dafa ne weeru koor ak weeru gàmm nee na ñaari weer yi seddal nañ ma ci sama borom ni man mii Sëriñ Tuubaa ku bëgg yàlla la kon loolu nekk na lu am solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon sunu maam borom Tuubaa wax na ci yaasal busharaat yow mi nga xamante ni yow yaay guddig mbégte mi loolu yëpp Sëriñ Tuubaa wax ci ay wax yu am solo ñu ne rek nañ ko may ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokk téléspectateurs yi waaye bi ci gën a am solo wala la aynu bi yasin minhu munsarifan wa kullu ma fihi duran mu ne dabba wa awtaara mu ne dem na sax ba yàlla daf ma cee soril ki nga xam ne mooy alla aynu muy iblis amatul ci man accès mooy li ma doon wax ni weeru koor bu jotee tëj nañu seytaane déjà xasida Sëriñ Tuubaa yi rek boo ko jàngatee da nga ciy gis ni Sëriñ Tuubaa li muy bind yëpp mu ngi ci doon inspiré woo ci enseignement prophétique xam nga avant muy ñëw ci Sëriñ Tuubaa njëkk naa la wax
weeru koor ak yenent bi waaw mais boo liiraatee xasida bi dafay mel ni damay répété waat sax li nga xam ne moom laa waxoon kon loolu loo ci mën a jàngee ñun suñu mag ñi dañu am mérite suñu maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum bi ñu ko laajee koor lan la mu ne wa sawmu zikra li ayaamil qubur nee na koor képp ku koy def ku ne lim la war a fàttali nee na mooy say bisu bàmmeel ndax nee na bàmmeel amul lekk amul naan kon yow boo fekkee ne yaa ngi ko woor bu fekkee yaa ngi xalaat toujours sa bàmmeel di nga tala def leneen lu dul di lor nit ñi di nga tala def leneen lu dul di yokk say bàkkaat ci weeru koor kon loolu nekk lu am solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kooku mooy suñu maam Cheikhul Khadim macha allah yaa oustaz xam naa ne waxtu bi li ci des bëriwul ñuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Muntaxa Mbàkke borom mbégte bi ñuy ñaan yàlla guddal fanam may ko wérgu yaram mu teg te ñu gunge ñu yàlla saxal ko fi incha allahu rabbi di ko ñaanal kilifa diini yëpp xam naa ne du ñàkk ne fu nekk danañ dem xool mag yi lu ñu wax parce que comme nee nañu nag ñoom la ñuy roy nañu xool ñoom ci yonent bi la ñuy roy nit boo koy roy da ngay xool ca la muy doxee nga coy doxee dañoo matadi rek nag moom la Baye Niass wax suñu maam Baye Niass tabibi qaribu hal siqaamiya tasmau yuqaabiluni yawmil muqaffal mushaffau arani ida ma jitu yawman muhammada taxaqaqa amali kamali atawaqau muhammadun xayrul alamina wasilati ataaka xadiman daari an yatashafau macha allah fa asartu xubbal Mustafa duna xayrihi wala kaana umma kalsu wala kaana Mariama nee na man jeex naa tàkk ci yonent bi ba faaleetuma sax sumay doom xaw ma ummu kalsum xaw ma kuy Mariama xoolal lii rek waaw kooku moom mooy suñu maam Xalifa Ñas ne anta lil kawni bahjatun wa baha wa tajallat bi nuurika dalma anta lawlaaka lam yakun kullu kawnin wa ma dalla an zawihi shaqaau Seydi Xaaji Malik ne law lam yalux fi fadail kawni talaatuhu tabqal bariyatu fi dalma iyallahu ne kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne tallaahi ma xiftu taxnisan ala qasami charwaahu ma dammahul asdaafu min tuwami nee na maa ngi giñ ci yàlla ne moom Seydi Hadji Malick ne ku mel ni yonent bi kenn mosu koo ëmb Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ne maa ngi leen xamal ni système bu ngeen fi mën a teg ak politique bu ngeen fi mën a teg bu ngeen ci gis génnee yonent bi du dem mu ne man lam yaudda muhammadan fi ilmihi fal ilmu fihi xasaaratun wa malaamu wa kadalika aflatun ma muntaha suqaraatu wal mala ula tabiu illa gurbatun fa ximaam mu ne toppal Socrate toppal Platon toppal philosophe bu la mën a neex mais nee na philosophe yooyu yëpp nag yonent bi mooy seen professeur macha allah sallallahu alayhi wa sallam dama lay bàyyi ci kaw loolu nga tàggoo jox dig daje waaw dig daje rek xam naa prochainement doon ko koy waxee dafa mbayeen da la ko def jërëjëf yaa oustaz Fatou Kiné ñu ngi lay sant di nga gërëm ci teewaay bi nga fi teew xalaat bi rafet na macha allah li ñu ci séddoo fii tey ak ñun séddoo ko téléspectateur yi mu nekk loo xamante ne njëriñ rek la te ku ci topp tamit ku ci gëstu ngëneel rek nga ciy am ñu lay gërëm di la sant di la bàyyi nga tàggoo. waaw maa ngi kontaan trop man tamit ci invitation bi ak surtout yaa oustaz mi ma xam ci bokk na si contact yu bees yi. waaw moom dañ koy dugal ci tontine. waaw dañ koy dugal si tontine. waaw kontaan naa trop ba pare may conseiller entrepreneur yi tamit que ñu am patience. parce que pour nga entreprendre moom faut nga am patience bu baax a baax bañ a xaddi te bañ a xaar tamit financement parce que boo taxawee sooy commencé ni début bi booy ut financement kenn du la jox duñ la wóolu waaye soo prouver rek da ngay gis financement mooy ñëw vers ci yow dëgg kon nañu commencé ak moyen du bord li fi nekk ba mën a am financement kontaan naa trop ci invitation bi merci beaucoup. macha allah jërëjëf mbokku téléspectateur li moo nekkoon seen émission teewlu Ramadan ni ñu koy waxee rek ay gëstu la laayante biir la leeral la tamit ñu jëlee fi xam-xam jëlee fi jëleen yokkute lañ ci bëgg rek nekkuñu fi pour xas kenn wala xarab kenn mais lu jëmale dëkk bi kanam la ñu bëgg lu jëmale Sénégal kanam lu jëmale jullit bi kanam lu jëmale askan bi kanam ñu leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen numéro teewlu Ramadan jërë ngeen jëf.